lii rek laa wax. beneen jalgati bi mooy âge bi dañ ne woon ku am 40 ans yow foofu la yem ñu dem di génn résultat yi man bi ñu génne résultat yi rek ma gis ñu nëbb âge bi rek laa ne seen i mbir leeru parce que critère boo ko joxee booy jox résultat yi critères ya nga joxe woon dafa war a bokk ci résultat yi pour que ñëpp gis ne teg nga ko ci yoon mais ñu ñëw ci résultat yi ñun jël ñu gis liste bi mu génnee dañuy joxe jour bi nga juddu joxe weer wi nga juddu waaye duñ joxe at mi nga juddu man ni ñi bu nar ñoo def lu leer parce que at mi mooy wax ñaata nga am ci âge waaye du bis bi nga juddu ak weer wi nga juddu mooy joxe ban âge nga am pour ñu xam sa limu at yi nga am fokk ñu joxe at mi nga juddu ñu dem nëbb ko xam nuñ ko nëbbee dañuy joxe bis bi nga juddu joxe weer wi nga juddu ba nag at mi nga juddu ñu joxe ñaari chiffres yu njëkk ya ñaar ya ca topp ñu def ca astérix nëbb ko far comme ni ma ko waxee yàlla ay ci potum bu yàlla weer leen xam leen yàlla weer alhamdulillah mbokku internetu Fafa TV yi tey amaat nañ mbégte beneen yoon dellu siwaat ci émission yi nga xam ne dañ koy faral di def tey nag ñu am mbégte wax dëgg yàlla dalal gan gu màgg ñu déplacé Dakar ñëw du Kaolack ñëw ba Dakar donc malgré que xëy na tempsam ak jotam mayewu ko mais wax dëgg yàlla mu may ñu temps tey ñu mën ko jël gan googu mooy kan mooy professeur Dame Mbodj nekk secrétaire général CUSEMS authentique tey nag ñu war a waxtaanee lépp luy actualité donc du ñàkk wàllum éducation xëy na dina ci gën a am doole mais lépp luy actualité te mu soxal Sénégal dina si waxtaan ak professeur donc balaa ñuy dugg nag ci suñu waxtaan dañuy jox professeur mu nuyoo donc saafonteeg internet Fafa TV saafonteeg waa Sénégal yépp ñuy soog a dugg ci waxtaan professeur ñu ngi lay jox kàddu nga nuyoo. jërëjëf sëñ Bamba maa ngi lay ziar di la dalal fii ci siège CUSEMS authentique di rafetlu li nga xam ne tànn ngeen ma pour boole ma ci seen ñi ngeen tànn pour ñu waxtaan ci actualité bi ci fi réew mi toll rawatina nag ci sama domaine bi nga xam moom la ma ñëpp gën a xamee muy éducation nationale ma ciy jiite syndicat bu tudd CUSEMS authentique boobu ngay présenté kon maa ngi nuyu internetu Fafa TV yépp di leen wax ni li nga xam ne moom lañ nar a séq waxtaan man ak yow ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi ak li xew ci njàng meek njàngale mi du ma ci leb du ma ci fay bor lépp lu ma ciy wax dama koy wax sama aqulaay taala teg ko ci dëgg
naam mën naa am njuumteb doomu aadama bi ma doon bu xeebu waaye amul lenn lu ma ciy def ci parparloo wala ma ko ciy wax donc ma nga ñaan rek yàlla defal ñu musal ñu ci fakkasalu làmmiñ ba noppi lépp lu ñu fi wax ñu teg ko ci dëgg te mu jural njariñ ñi nga xam ñu ngi ñuy seetaan donc maa ngi am mbégte toujours dajeeg Fafa TV nga xam ni macha allah comme ni ma koy waxee toujours da ngeen di am image yu mucc ayib teg ko ci xarale bu mat sëkk ba noppi nag di yëngutu ci loo xam ne lu amal njëriñ réew mi kese la parce que réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk da nga cee am wàll kon nag ku ci nekk na nga ci def lañ ci war a def pour réew mi baax loolu rek lañ bëgg donc maa ngi sant di ñaan rek comme ni ma ko waxee yàlla jaarale fi mu daan jaarale bu ko defee lépp lañ fi wax rek wax dëgg yàlla mu jural njëriñ ñu ñuy seetaan. merci beaucoup professeur comme ni nga ko waxee rek donc Fafa TV daf fi nekk pour askan wi yëpp mais ñun Fafa TV dañuy wax lépp loo xam ne ni lu soxal askan wi donc loolu sax tax na wax dëgg yàlla ginnaaw bu ñu ko yombalee tey ñu ñëw jël la donc professeur kon dañuy dugg ci suñu émission donc pour démarrer suñu émission rek professeur dañu bëggoon ndax année scolaire bi passé jàll na avec ay yenn problème ak jafe-jafe léegi moo taxoon ñu bëggoon la laaj rek professeur nga tënkal ñu année scolaire 2020 2021 boo ñu ko doon tënkal lan nga ñu si wax. waaw année scolaire 2020 2021 li ci gënoon a fes mooy dañoo def année scolaire ci biir mbas mi naam at mi ko jiitu amoon na lu gën a garaaw parce que at moom dañoo defoon jëloon ay décision yoo xam ni man mi bokk naa ci ñi ci àndul woon mooy ba ñuy tëj école beek tijji toog ñeenti weer xale yi jànguñu ñu tijji ko ci anam bi ñëpp xamoon bàyyi yenn élèves yi ca kër ga jànguñu woon ña ca doon jàng tamit ñu dem wàññi programme yi ooye falal examen yi ba résultat yi mucc ayib amoon ca yoo xam ne résultat yi tappale laa ko tudde woon at mii nag ñu génn mu gën a fesal ni man kon la ma doon wax yàlla may na ma ci ndam tey ndaxte résultat tappale ya ma waxoon nga xam ne Sénégal amoon na loo xam ne mi ngi doon tourné ci téeméer boo am juróom fukki yi jàll mooy genn wàll gi jàll te loolu Sénégal mosu ko am. mais professeur est-ce que jàppoon ne loolu tamit du ay résultats yu baax parce que yaa ngi wax ne ay résultats tappale la mais est-ce que mënta nekk tamit ne xëy na professeurs yi ak nguur gi tamit xëy na dañoo liggéey wala génne ay jumtukaay ba xëy na tamit ñu am résultats yu baax yooyu. waaw bu dee kay nguur gu sérieux bu dee loolu la defoon ca 2020 le côté defaat dàbbale waat ci 2021 bi xam nga nit ñi mënuñoo na xante bu dee da ngaa liggéey ba tax nga am résultat yu baax ci 2020 bi ci examen yépp nga ful say résultat ba sax doublé ko bu dee liggéey rek moo la ko mayoon ci réew mi ba léegi yaa ko yore te liggéey rek la tax a jóg luy tee kon ñu defaat ko lu andi kon delluwaat ginnaaw bi xam nga nit ñi bu ñu naxante munoo nekk ci jafe-jafe def ay résultats yoo xam ne nga liggéey rek ko lal du ay tappale ba nga gis kon yoon wi tax nga am résultat yu baax kon xam nga xel mënta nag nga bàyyi ko kon lu tax daaw ñu def résultat yooyu ci 2020 bi ñu ñëw ci 2021 mënuñu koo dàbbali kon xam nga ne tappale amoon na donc lii dëgg mooy ñun ñëpp bu ñu sañoon résultat yi di baax at mu ne parce que loolu mooy sunu ndam mais tappale baaxul tey jii boo yoree sa daara defi tappale pour tariloo xale yi ay quelque saar wax ne wàcc nañ te wàccuñu naxoo kenn sa bopp ngay nax parce que xale yooyu ëllëg dañ dem taxaw di liggéey fenn foo xam ñi nga xaar ci ñoom xam-xam ñu nekk ustaas war a jàngale wala def leneen fu ñu yëkkatee ñëpp xam ne amuñu xam-xam te génn nañ ci sa daara nga ne wàcc nañ te ñëpp xam nañ dangaa defi tappale wàccuñu kon li gën mooy ngay wax nit ñi dëgg di def li ngay def lépp di ko teg ci dëgg xale yooyu da leen a jox baccalauréat yoo xam ne ay tappale la leen ko joxe mooy danoo dem wàññi programme bi ba noppi oyofalal sujet yi xale yi pour ñu jàll loolu lan def defuñu leneen loolu moo tax résultat ya baax biñ dellu si waatee ca résultat ca natt bu normal ba ñu war a natt xale yi ñu gis ne kon dañ doon def ci at mee daaw ci tappale lañ ko defoon waaye du lay yan doon jox parce que xale yoo xam jànguñu presque def résultat yoo xam ne depuis 1960 amul benn génération bu ko fi def loolu war na teexelu Sénégalais yi te li la koy woon yàggul sax parce que dama ne woon sax ñoom buñ muusoon daan defaat même tappale bi ren bu ko defee duñu feeñagul
waaye ren rek danoo ñëw année bi normal kenn gréewul te ñee toogoon nañ seen kër de jànguñu ay weer lu mat ñeenti weer ba noppi def résultat yu kenn mës a def ñii ren ñëw jàng at mépp benn problème amu ci ñu ñëw def mënuñoo def résultat yi seen morom yi defoon nam yokke woon fukki poñ moo wàññeekuwaat fukki poñ Sénégal réew moo dem dafa am taux de réussite bu mu am ku sañoon nag sa réew am téeméer boo lim téeméer yëpp jàll loolu mooy objectif bi di réew yu développé yi ñoom ñu ngi ci téeméer boo lim juróom-ñett fukk bi jàll wala juróom-ñeent fukk bi jàll foofu la ay États-Unis ki France toll ak ay Angleterre réew yu am doole mais ñun àggunu foofu ñun Afrique te ñun fii ci Afrique ñun ñëpp presque ñoo yem la ay taux de réussite ay tuuti différence lañ am surtout ñun ak ay Côte d'Ivoire ak yooyu te même ci suñu biir da ngay gis ne ku la ci ëpp doole rek presque moo la ëpp le taux de réussite parce que jàng niveau de développement dafa lënkaloo ak limu ñuy jàll ci sa réew ci jàng parce que doole moo lay tax a am système éducatif bu baax ak gis-gis aussi bu baax xëy na daan ci dëkk ca kanam bu ñuy wax ci tëralu njàng mais li ma gëm man mooy que ne ñun suñu réew suñu taux de réussite mi ngi toll en moyenne ci téeméer boo lim ci baccalauréat lu yées ñeent fukk jàll foofu la Sénégal mu sa toll loolu mooy taux bi dana nag jóge ci fanweer ak juróom wala fanweer ak juróom benn fanweer ak juróom ñaar fanweer ak juróom ñett foofu la taux bi mu sa toll depuis ces 20 dernières années pour bañ a départ 1960 kon kenn mënta comprendre lay cëpp mooy nga jóge juróom ñaar téeméer boo lim am fanweer ak juróom ñaar daan di dem jóge ci téeméer boo lim am juróom fukk kooku daa ni mu jóge mësuta am ci benn année mu jóge ci benn taux gañe lu mat ñaar fukki poñ wala lu ko jege loolu mësul am guléet mu am daaw ci 2020 bi ci bakku 2020 bi ñu defaat ko ci BFM bi defaat ko ci certificat bi waaw ren nag ñëwaat nañ ca taux yi yan daan am avant moo lay won ne benn année boobu rek lañ def taux boobu moo lay won ne kon tàppale am na man nag damay jël samay responsabilité tàppale boobu du jàngalekat yi parce que jàngalekat xamul tax moom yorul examen bi moom dañ koy wax ne ko examen jot na enveloppe yaa ngi nii te ñoom ñi yore njàngam ñoom ñoo koy wax fu leen neex mën nañ faa defaree seeni sujet jàngalekat yooyu propose sujet yi mais ay inspecteurs yu bokk ci ñoom ñoo koy valider su leen neexee soppi ko oyofal ko su leen neexee sax jàngalekat yi proposé ay sujet ñu dindi ko teg seeni sujet yi bopp ñoom ñooy ñëw nag jàngalekat yi ñëw ñu ubbi enveloppe yi du ñu xam sax lu ca ne ñu ne jox leen xale yi ñu def bu xale yi defee pare ñu leen dem leen toog fee corriger ku nekk la nga maîtrise rek lan lay jox. léegi ku war a am 20 ñu jox ko. professeur ku war a am 10 ñu jox ko est-ce que du yomb torop nga ni loolu tappale la ba pare nga bëgg si génn jàngalekat yi. non jàngalekat yi yoruñu organisation examen yi jàngalekat yi xam lu ñu yore jàngal xale yi ñoom ñooy jàngale ba école tëj mais examen yi dafa ñun ko dénk te ñooñ ñu ko dénk dañuy ña fa nekk di ko ŋànk jiite ko ay politiciens lañ Macky Sall moo leen fa teg Macky Sall du jël ab prof par exemple office du bac ma nga ca université ay prof université ñoo koy jiite mais Macky Sall du jël ab prof université boobu contrôlé wu ko mu jox ko de ka koy jiite day bokk APR wala muy political APR wala mu nekk jege ñaale président de la République Macky Sall te loolu moo ma sa am depuis parti socialiste nekk fi Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee la même chose kanay jox office du bac day nekk ku ñuy contrôlé bu dee parce que ka fa nekk sax bu nekkee ci beneen parti la nekkoon toujours bu ñu ñëwee day dem transhumé day dem ànd ak ñoom parce que xam na ne bu ànd ak ñoom dañ ko fi jële parce que ñoom dañuy bëgg contrôler ko loolu moo fa am mais duñ jël rek benn prof université bu fa nekk prof université bu kenn contrôlé wul ñu jël jox ko ne ko kaay jiite office du bac duñ ko def kon kay ña ngi koy politiser xam na lan ca bëgg luñ ca bëgg ba day jël ku leen jege ñu jox ko parce que dañuy bëgg muy dem sens bi ñu bëgg ñoom c'est la même chose ci direction des examens et concours bi nga xam ne moo ŋànk certificat ak BFM ka fay nekk da leen di political wala ku nekk seen jege ñaale loolu moo am nii actuellement ci directeur bi fa nekk nii moom ñoo ma ànd waaw looloo tax ñooñu nag ñooy wax liy génn jàngalekat bi moom jàngale la am mën nañ koo laaj ne ko defaral ma sujet mais sujet bay génn amul benn jàngalekat bu koy xam à part inspecteur yi wër ñooñu ma la wax te ñooñu tamit dañoo am intérêt parce que kooku ak ñoom ñooy toog di réunion ci seeni objectif kon nag looloo tax mënoo cee génne jàngalekat yi mais du jàngalekat créé en mai mooy ñiy jàngale ñooñ seen yoon nekku ci ñooñ dañ leen di wax kaay leen natt sujet yaa ngi nii ñu jox ko xale yi ñu def ñu surveiller leen bu ñu paree ñu dem toog seen table ku ci ne li nga mérité ñu jox la ko waaye lañ ñuy joxe loolu ñoo koy décider maanaam daan def proposition bi mais bala ñu koo valider ay inspecteur ak ka jiite fa ñuy natte muy office du bac pour bac
wala Dexco pour BFM ak certificat ñooña ñooy toog waxtaan seen biir daal di décider ni lii mooy génn ren jàngalekat bi day ñëw rek daal ni ko ñu ne ko copie yaa ngi noonu xale yi def nañ ba pare waxal ku ci ne ñaata la am ñaata la mérité kon jàngalekat bi kay moom contrôlé woon mbir mi mais bis buñ ne woon yéen jàngalekat yi yéenay defar sujet bi kenn mënu koo soppi yéen a koy organiser comme niñ koy defee ci classe yi aha bu boobaa bu jafe-jafe amee kon mën nañ koo ji jàngalekat yi donc bu nit ñi juum. d'accord waa léegi professeur est-ce que jotul tey c'est-à-dire suñu institution yi plus précisément si wàllum njàng mi ak njàngale mi comme li ngay wax léegi ñu génn si maanaam la main de la politique c'est-à-dire ñu fexe de telle sorte que tey jii nii bu ñu bëggee am jàngale bu sérieux ak santé bu sérieux ñu génne si maanaam lépp loo xam ni politique la wala ñi koy yor dañuy nekk ay politique léegi far nekk ci nguur gi. est-ce que yéen en tant que syndicaliste def ngeen si ay proposition wala dox ngeen si ay jéego. loolu moom dëgg la man damay wax rek sama akulaay taala ñun syndicat yi loolu mosuñ cee xeex te dañ cee war a xeex nag leen war a xeex mooy direction des examens et concours muy DEXCO dañoo war a xeex ba ka koy jiite ñun jàngalekat yi ñooy taxaw fal ko du jóge ci décret bu président de la république di signé xam nga loolu lu muy andi day tax kan fa fal day wóor ne président mënul ci moom dara tant que deful erreur ba def faute administrative bu lourde deful njombe kenn du ko fa mën a jële comme ni mu amee ci poste proviseur yi xam nga proviseur bu ñuy nommé ñun jàngalekat yi ñooy dajaloo xëccoo ku ci nekk ñu xool ñaata année nga jàngale ak ñaata point nga am ñuy xool ci ancienneté bu doog a wax kuy jiite tel école ak ku dul jiite mais du président yi toog di nommé ay proviseur ak ay directeur école ak ay principaux ñiy jiite école yi du président leen di nommé waa léegi xam nga looloo tax fi doon ñu am suñu indépendance waa léegi lu tax mënuñu ñun xeex pour office du bac du ñun rek de même SAES comme université moom ci ñoom la office du bac bokk parce que office du bac ci université la bokk waa SAES dañoo war a xeex ànd ci ak ñun ñu dooleel leen ba directeur office du bac président de la république du ko nommé recteur du ko nommé kenn du ko nommé ministre de l'enseignement supérieur du ko nommé ñoom professeur université yi ñoo war a dajaloo nommé le directeur de l'office du bac xam nga lu muy indi boobaa kenn du ko contrôler booba parce que office du bac lu tax ñu boole ko rattaché ko ci université mooy office du bac mooy wax kan mooy ñëw université ak ku fa dul ñëw mais école yi ñoom jàngale rek lañ ci am mais bu jàngalee élèves terminale yi ba école tëj kuy ñëw université ku dul ñëw nag kooku directeur office du bac mooy office du bac moom mi nga xam ci ñoom la bokk moom moo leen di wax ni ñii ñoo war a dugg université faculté bu nekk bu ko defee mën a xam ne ñii jàll nañ naa ci dem tibb ñi ma soxla kon ñooñu man gëm naa ne ki koy jiite warta politique parce que xam-xam la ñuy natt kon dugal ca politique baaxul da koy yàq mais suñ demoon ba ka koy jiite benn politicien falu ko ay moroomam ñoo ko fal seen biir heure bu leen neexee tam bu defee lu mu war a def ñu dajaloo waat dindi ko fa ñu teg ko ci xam-xam muy natt te du ragal tiit ëllëg ñu jële ko fi bu résultat yi nekkoon 5% yoonam nekku ci moom day natt dañ koo natt loo rek bu boobaa day gën a dooleel suñuy diplôme bu ko defee képp ku am sa examen kenn du xalaat ne danoo yombalal épreuve yi wala noonu danoo def ay tappale bu boobaa moyen rek la ñuy laaj ñu teg ko ci yoon képp koo xam ne jàll nga sa baccalauréat rek da ngay wuur ni baccalauréat bi kenn du wàcce dayo bi pour bëgg taux de réussite bi gën a baax parce que am na ku ne ma lu tax état am intérêt ci loolu mais état bu def taux de réussite bu bon da lay yàqal ci politique parents d'élèves yi seen doom rek lañ gëm sénégalais bu ñu sañoon ku ci sa doom di def examen muy certificat muy BFM muy baccalauréat day jàll bu ñu demee ci ab examen ñu ëpp ci xale yi jàlluñu loolu baaxul ci président de la république day wane ni moom régime am dooleelul njàng mi donc bu boobaa nag régime bu ñëw foog nga liggéey pour am élèves yu baax parce que office du bac du la may dara danaan la jàngaleel ba école tëj waaye ba école tëjee lii mooy critères yi pour mu dugg université bu boobaa kenn du mën a manipuler examen yi bu boobaa kon régime bu fi nekk day defar njàng mi parce que su ko defarul suñ demee office du bac comme ay prof université yu kenn contrôlé wu ñoo fa nekk ñoo koy jiite bu boobaa léegi ñoom dañuy natt rek boo amee produit yu baax ñu bàyyi leen ñu jàll su produit yu baaxul ñu bàyyi leen ñu lajj te bu lajjee da lay yàqal ci sa politique parce que day tax sénégalais yi bu ñu la naroon a voteel ci élection duñ la voteel parce que sénégalais yi li ëpp njariñ leen gën a bëgg ci seen àdduna mooy seen i doom kon nag loolu moo doon tax njàng mi gën a baax parce que tappale yi day jeex mais lii luy tee ñu def ko sëñ bi luy tee ñu def ko kon suñ ko bañee def gëmoo yow ne am nay intérêt yu ñu ci am
waaw looloo tax bu ma leen waxee ni danoo tappale ci résultat 2020 yi pour mu baax mën ngeen koo gëm. mais est-ce que loolu si yéen ci seen i xeex parce que ñun dafa mel ni ñun en tant que syndicaliste yéen parce que ñun dañoo jàpp ni ñun toujours ay wàllum xaalis yokku salaire loolu rek ngeen la ñuy dégg ci seen i xeex est-ce que yu mel nii c'est-à-dire réforme institution dina bokk ci seen i xeex ci seen i combat parce que lii tamit dafa war a nekk lu sérieux pour que tappale jeex fi. d'accord naa ak yéen wax dëgg yàlla man moom damay wax ne yatu yi bu waree dal sama kaw day dal sama kaw lii nga wax mooy dëgg ñun syndicat yi xeexuñ ci leen ci war a xeex loolu mooy dëgg de temps en temps da nga gis ku ko ci dénoncé te sax man jàpp naa ne man gisaguma sax beneen syndicaliste enseignant bu ko fi dénoncé man rek maa ko fi dénoncé parce que xëy na ku ci nekk ak sa gis-gis ak sa position ci lu mu mën a nekk ñëpp yamuñu mais man lii mooy sama position mais man mii ko am position aussi li ma ci war a xeex pour ñu dugal ko ci plateforme revendicative yi dugal ko donc ci ñaxtu yi ba ñu man war a taxaw maintenant xeex pour loolu ñu mën koo jëmmal lii ma fi wax xam nga ñëpp d'accord nañ ne baax na foo ko wax ñëpp d'accord mais xeex pour ñu jëmmal ko bi man defuma ci li ma ci war a def mais ñeneen ñoom waxuñ ci sax ba ciy xeex kon nag war a ñoo xoolaat suñu bopp d'accord naa ci ak yow te jot na nag parce que ñun réforme bi ñuy proposer Sénégal boobu da ko war a da ko war a accompagner kon jàpp naa ni xeex pour loolu am mënta ñàkk parce que ñun dafa am xeex boo xam si mënatu la ñàkk mooy tëralinu njàng mi dinañ ci ñëw xëy na ci kanam mais jàpp naa ni loolu moom mënta ñàkk comme mënta ñàkk nag comme mënta ñàkk te pour mu dëgër loolu ñu bëgg a def ñun fokk ñu jaar ko ci nattukaay parce que nattukaay dafa am solo ci njàng parce que bu fekkee nattukaay ba wóorul maanaam wérul day tax la ngay am la nga cay yaakaar du ca ne il faut nattukaay bi fiable comme ni ko français di wax il faut nga am ma nattukaay bu baax nattukaay mooy examen yi bu fekkee nattukaay ya dafa am ay njublang yu ci am ak ay tappale yu ci am day tax ña nga natt ba ni mën nañ nangam buñ demee ba saytu ko duñ fa fekk la nga wax ni moo fa ne loolu moo tax ñun ñépp dañ cee war a xeex ba nattukaay bi baax ginnaaw bi njàng mi baaxee mais ginnaaw aussi bi ñu tegee tëralinu njàng mu baax ak gis-gis boo xam ne dëppoo na ak li nga xam moom lañu war a jàngal suñuy tuut tànk ba bu ñu màggee nekk ay xale ay mag ñu ñoo xam ne mën na noo yor réew mi ci boor boo ko mën a jële ci li ñépp di xaar teg ko ci li nga xam ne moom lañ doon mooy nekk ay nit ay wëy ngëm ba noppi jàng ba nga xam ne mën nañ lépp loo xam ni dina tax réew mi ci boor boo ko mën a jële mu nekk ci ay loxo yu baax waaw lii nag wax dëgg yàlla li nga wax dëgg la war nañoo taxaw xeex ci ba nii ñu ko gisee ni moo gën ci réew mi ñu taxaw xeex ak nguur gi ba nenu xeexe ba tey jii école yi kenn nomewu fa kenn ku fay jiite da ngay toog ñun jàngalekat yi ñooy dajaloo def kuréel wax ni ñii ñoo bëgg ñi bëgg ñëpp wax ni bëgg nañ ñu xool ki gën ci ñoom wala kenn jàpp ne moo ëppale ay critères yi nga xam ñoo ko déggoo ñu teg ko fa nga xam ne kooku bu fa nekkee du ragal kenn parce que jàngalekat yi ñoo ko fi teg loolu nu ko am noonu ci école yi war nañ koo mën a xeex ba am ko ci kuréel yi nga xam si fa la ñuy natte xale yi ba bu ëllëgee kenn du mën a politique sunu njàng. mu mel ni professeur yaa ngi koy wax sax léegi bu ñu dellusee ci année scolaire ren bi nga xam ne def nañ ouverture bi depuis le 14 octobre wax dëgg yàlla donc ren mu mel ne am nañ vraiment réussite gouvernement bi vraiment réussir na li ñuy wax pari bi ñu naan ubbi tey jàng tey xanaa donc certainement pour une fois professeur di nga gërëm gouvernement bi nga xam ne wax dëgg yàlla concept ubbi tey jàng tey bi réussir nañ ko yow nan ngay jàngatee ouverture ren bi professeur. ubbi tey jàng tey musta am Sénégal. ci public bi ci tàppale rek lañ koy wax man ren laa gën a rusati. mais professeur de mel na ni ren wax dëgg yàlla gars yi gouvernement bi. amul benn région bu mu am dama lay jox exemple xam nga ren lu ñu def. comme lañ daan def rek lañ def dafa am ab ONG tappalekat bu nekk Sénégal boo xam dañ koy financé at mu ne ñu jox ko xaalis mu ni ubbi tey jàng tey wut ay caravane bu mbaayam di tappale di dem ci région bu ne woo gouverneur ba woo préfet ba woo inspecteur académie ba woo ay tappalekati politiciens yoo xam ne ñoom ñépp li ñuy wax dara lañ ci gëmul ñu ànd def seenu caravane woo ay journaliste ñuy wër naan def nañ ubbi tey jàng tey alors que ñoo la gën a xam ne école yi parewuñ sax bay ubbi école boo ci dem ci lu ëpp ci Sénégal jumtuwaay yan war a jànge sax nekkagu fa école boo dem daal ay jàngalekat rek la am jàngalekat ñoom ña nga fa taxaw parce que ku ci demul dañ lay sanctionné jàngalekat yi moom bu école ubbee nee na woon le 11 ñu ëpp ci ñoom ku ci amul
certificat médical buy wane ne da ngaa feebar wala da nga am ngant boo xam ne mën nga koo prouver ñoom ñëpp ñëw nañ teew le 11 mooy fukki fan ak benn ci weeru octobre fukki fan ak ñeent ci weeru octobre la xale yi waroon a ñëw xale yi ñëwuñu école boo dem commencé wuñ sax seen inscription. mais professeur wane nañ ci télé yi. moom laa lay wax xam nga loolu ñu def lan la. lan la dañuy dem gis ab école ni ko léegi yow sa école boobu gouverneur fa la war a ñëw. daani ko donc délégation bi officielle bi daan ñëw sa école daan ni directeur école bi waajalal benn classe mu dem woo ab maître woo de am na ñoo xam ne amul maître boo xam si ñëw na taxaw fa jàngale yooyu yëpp gis nañ ko ci ay image bu ko defee ñu ñëw daal di fexe ba moom maître boobu ñu ne ko yow say élèves daan ñëw dem fexe ba parents yi ci ëpp ñu fexe ba contacter seen i élèves daal di koy organiser ba nga xam ne daan am benn classe au moins bu am 15 élèves wala 20 élèves ñu daal di ñëw taxaw daan ni maître bi yow daan 10 heures daan ñëw sa classe noonu lañ ko defee mais yeneen classe yi des yëpp ñëwuñu loolu mooy ubbi tey jàng tey loolu du tappale loolu du tappale xam nga lan mooy ubbi tey jàng tey mooy boo demee ci école bu dee ñetti téeméeri ndongo ña nga fa mais au moins ñaari téeméeri ñëw bu dee ñetti téeméeri ndongo nekk ci école kay xanaa ñaari téeméer mën na noo ñëw jàng si benn téeméer bi absenté sax au moins ñu mën ko tudde ubbi tey jàng tey mais yow classe boo dem da ngay dem mu tëju wala école boo dem bu dee fukki classe fa am benn classe moo ñëw te benn classe ba ñëw amuñu lu mat ñaar fukki élèves ñu dem taxaw fa jël seeni caméra mais yéen seetaan leen image yi ni Sénégalais yi man damay doon wax dama est-ce que ñu maa ngi bokk réew mi yow image yi doon wane ñoom ñu ko wane sax dañoo war rus am na ci koo xam dama am di ci gën a dee mooy ab région boo xam ne gouverneur ba daa taxaw ak IA ba taxaw ak préfet ba ñu ne tey dañoo ubbi tey jàng tey daal di wane classe boobu xam nga lu def xale ya fa jot a ñëw di inscrire lañ dajale ñoom ñëpp yóbbu leen ci benn classe bokkuñu sax classe ñoom ñëpp ñu dem dajale leen ci benn classe nga gis xool leen xam ne bokkuñu âge gis fa ñu mage ak ñu diggu dóomu ak ñu tuuti ñoo xam ne bokkuñu sax ay classe mais dañ leen faa dajale parce que ñooñu rek a ñëwoon bis boobu ci école bi ñu daal ni voilà dem ni journaliste dem leen ngeen filmer ko ñu filmer ko mu taxaw naa ni voilà tey ñëw nañ fii pour fekkee ubbi tey jàng tey ma ne ko tàppale mais est-ce ubbi tey jàng tey que loolu du exception rek ci benn dama ne la loolu moo tane école yu bëri ubbi wun la 14 dama ne la classe yi fonctionné wun Sénégal li ma lay wax ni man njàng mi rus naa cee wax lu may xeebe jàngalekat yaa ngi may dégg man damaa am samay groupe WhatsApp yoo xam ne région yépp samay militants dañ may envoyé taux bi nga xam moom lañ ubbee seen école dama leen di laaj samay responsable di laaj yeneen syndicats yi nga xam ñoom laa bokkal kuréel yi ma bokk mais jàngale amul woon la 14 waxuma la 14 mais ba suñ jon yàlla tey am na école yoo xam si presque démarré gul classe yu bëri démarré gul yi ci tane mooy série scientifique yi ñoo démarré mais classe yu bëri xale yi dañoo inscrire sax bay démarré xam nga pour nga jàng il faut nga xam ban classe ngay jàngee te pour nga xam ban classe ngay jàngee foog nga inscrire mais la 14 am na école yu bëri yoo xam inscription yi sax commencé gul woon loolu mooy jafe-jafe bi donc loolu tappale ubbi tey jàng tey tappale benn école ubbiwul jàng loolu ñoo la ko gën a xam mais lu ñuy wax la rek pour nelawal sénégalais yi ak nelawal bailleurs yi parce que daa am bailleurs yi ci def seen xaalis kon nag nañu waxante dëgg bu ñu bëggee ubbi tey jàng tey dañuy tricher li privé bi def école privée bi xamul tax ñuy ubbi tey jàng tey parce que ñoom weer avant école bi ubbi tëj nañ seen inscription soo demul inscrire sa doom boo ñëwee dañ naan la oh école bi fees na tëj na loolu la ñuy def bu ko defee buñ ko tëjee weer avant daañ nettoyer classe yi daan jox jàngalekat yi seen emploi du temps jox parents d'élèves yi ku ci nekk sa doom emploi du temps mu yore ko ñu wax ni tel jour na ñëpp ñëw jënd leen seen i fourniture yii livre ngeen di jàngee ren ci niveau bi lépp leer ba nga xam la 14 ku ñëwul dañ lay bindal absent moo tax la 14 bi mu yegsee ci privé yi ñoom ñëpp jàngi nañ parce que ñoom pare woon nañ ba def réunion ak parents d'élèves yi avant école bi ubbi ba def réunion bi ak jàngalekat yi avant école bi ubbi lépp ci vacances yi waaw léegi ñun école publique vacances yi école benn ubbi wu ci bala 14 ñuy doog a dem ubbi buntu yëpp ñooñu ñuy jàngee nañu waxante dëgg. mais professeur waajal amu ca pour ubbi tey jàng tey am daa war a am waajal bu ciy am waajal bu moo amul moo tax ubbi tey jàngale tey amul ci ay tappale lañ ko def mu dolli ko ci nag daa amoon ay jafe-jafe man mii di wax ak yow bokk naa ci syndicat yi nga xam ne dañoo décrété woon ne nañ boycotté sax rentrée bi parce que li nu warloog ñun dara lañ ci deful ku ne gis na ni bi école di waaj a ubbi ay grève de la faim moo fi amoon. am na ñu doon ñun tuddee les enseignants des classes passerelles ña nga doon grève de la faim ca siège FRAC am na ñu tuddee seen bopp mise en position de stage ña nga doon grève de la faim ca école normale supérieure. xëy na loolu dinañ si ñëw sax mais est-ce que jàppoo ni tamit ubbi tey jàng tey
bu ñu bëggee mu réussir est-ce que du kon xëy na yéen en tant que professeur yéen a ko freiné parce que jàpp naa ci ministre bi muy wax ni loolu noonu li nga doon junj léegi ni ci privé bi ñu ngi koy bëgg def mais professeurs yi kenn mënu leen am vacances au moins par exemple 2 semaines avant vacances ñu jéem a ñëw réunir préparer loolu noonu yëpp ngay wax pour maanaam concept ubbi tey jàng tey mën a réussir est-ce que jàppoon ni kon yéen professeurs yi yéen a freiné loolu. waaw léegi ministre bu waxee loolu kon day firndeel ni ubbi tey jàng tey amul loolu c'est important il faut aussi ba ñuy avancer il faut ñu leeral mbir mi maanaam moom joom kon bu waxee loolu d'accord na ni kon ubbi tey jàng tey amul pour que mu leer c'est important parce que bu ñu ruubee. d'accord voilà loolu c'est important kon ñëpp d'accord ni ubbi tey jàngu tey amul parce que ministre bi ci boppam d'accord na ni amul. d'accord te wax na sax li tax mënta am. d'accord kon li ma wax dëgg la. que ubbi tey jàng tey amul. kon voilà mën nga d'accord tamit yéen en tant que professeur. waaw ca laay jëm. maintenant pour mu mën a wax ni ubbi tey jàng tey am na. wala amul kooku waajal nee naa la moo ci war a am. mais waajal boobu jàngalekat yi seen yoon nekku ci xamul tax. lu tax waajal bi nee naa la du dem jàngale parce que xale yi ñu ngi seen kër. mais waajal bi mooy classe bu yàqoon ñu defaraat ko loolu du jàngalekat yee ko war a def. table banc bu manqué ñu dem jëndi ko andi kooku du jàngalekat yi beneen bi mooy inscription yi ñu tëj ko ci vacances yi pour parents yëpp ñu yëgal leen ni ku gaawul inscrire ba 15 septembre yow sa doom dootul jàng kooku du jàngalekat yi maanaam emploi temps yi ñu defar ko ba ku ci nekk tamit sa emploi temps pare kooku tam du wàllu jàngalekat yi donc jàngalekat yi seen yoon nekkul ci waajal bi école privée yi koy waajal woowuñ jàngalekat yi de ñoom école privée bi administration bi ñoom ñooy ñëw waajal école bi loolu ci école privée bi moo tax bu école ubbee jàngalekat école privée bi day dem rek fekk lépp yemb na mais ñun amuñu loolu parce que vacances yi encore une fois ñi may dégg te bokk ci école publique bi xam nañ ne vacances dañoo am ce qu'on appelle benn programme bu ñuy teg boo xam ne surveillant yi administration bi daal maanaam ki jiite école bi ak ñi koy ànd ak moom ci administration bi dañoo am benn programme bu ñuy teg boo xam ni day am bés bu nekk koo xam si moom mooy ñëw nekk ci école bi wala ñoo xam ne ñooy ñëw nekk ci école bi donc amul benn école moom dañ koy tëj ci vacances yi complètement administration day ñëw di liggéey si loolu am na donc ñoom ñooñu di liggéey si nag lan la ñuy def ci vacances yi ba duñ mën a waajal lépp ànd koog ministère bi loolu la ñu war a wax mais proviseur wala principal wala directeur d'école ku ko nekk ba vacances jotee surtout mois de septembre da ngay del si waat bokkul ak jàngalekat bi ñoom administration lañ bokk moo tax mais nag loolu lépp bu fekkente ne ñu ngi koy def te amul benn waajal bu am ci yii ma la fi limal ba tax école ubbi mënuñoo jàng kooku du rôle lu jàngalekat yi parce que waajal bi du jàngalekat yi ñoo ko war a def mais administration moo ko war a def te dañoo may indemnité yu leen di fay yu tax loolu da nga ko war a def mais jàngalekat bi kenn jox ko benn indemnité moom yoonum nekkul ci loolu xam nga moom fu ñu koy fayee ma leen koy fay mooy jàngale bu fa école tëjee tëj na pour moom léegi nag bu école ubbee dañoo fekk lépp yemb nañ jox ko emploi temps mu jàngale loolu la ci am mais ña waroon a waajal laan na dañoo war a waajal comme ni ko privé bi di defee privé bi du woo ay jàngalekanam de mais day woo administration bu ci nekk ne leen waajal leen rentrée bi nii lay demee wax leen parents yi lii mooy am inscription telle date lay commencer telle date lay jeex te dina jeex au moins 15 jours avant école di ubbi mais lu tax mun ñu koo def ci public bi lii mooy dëkk ensuite jël xaalis bi war a permettre ñu jënd créac yamay àndal ak yépp ba noppi teg lépp ba noppi parents yi livre yi ñu war a jàng lépp ñu jox leen ko à temps loolu lépp du ay jàngalekat a koy def loolu administration moo ko war a def mooy secrétaire yaag directeur yaag ak surveillant yaag ñoo nga xam ñoo bokk ci administration bi ñoom loolooy seen liggéey mais loolu laan la ci public bi duñ ko def at mu ne bàyyi nag ba école tijji ñuy tappale yore seeni caravane woo gouverneur woo préfet woo inspecteur d'académie ñu def seenu mbumbaay ci tappale daan ne ubbi nañ tey jàng nañ tey te loolu ñu wax dara du ci dëgg lii mooy dëgg. d'accord mu mel ni professeur yaa ngi koy wax sax donc ren jii nii gouvernement du Sénégal à travers son ministre de l'éducation nationale yëkkati na lu mat fukki milliards maanaam def ko ci li ñuy wax uniforme ci wàllum njàng mi ak njàngal bi que ce soit dans le public et dans le privé donc mu nekk lu ñuy rafetlu yow naka ngay jàngatee loolu. non mu nekk lu ñuy rafetlu ci ñi xamul l'école xam nga réew olof yi dafa am lu ñu wax dañ ni ku sa mbootu jotul doo booti gàmb ku sa mbootu jotul doo booti gàmb nit ku nekk sa àdduna da ngay xool li nga xam ne moom nga man nga def ko li nga mënul mu xaar moom la tubaab bi wax priorité li nga xam ne moo jàmp bu dee yow li nga yore matul li jàmp gën a am importance ngay def
boo paree nag doo ko def leneen mais réew moo xam ne lu mu gàtt-gàtt lu mat 5000 abris provisoire am nga ko mooy xale yoo xam ñi ngi jàng ci ay mbaar gox bu ne la fa nekk ca luñ mën a mbaaree rek lañ mbaare xale yi ci loolu lañ nekk di jànge mënoo ko fay jëlee nga am ci lu mat juróomi junni yi mbaar waa xale bi su solee tenue bu rafet te toog ciy xeer di jàng gis nañ fi école yoo xam ne ay table amu fa ay xeer lañ leen tegal ñu ciy jàng ñoom xale yi nekk ci am mbaar waa léegi jàppoo ne yow bala nga ko wutal tenue bu rafet bu muy sol nga defar loolu gën ta jàpp bu solee tenue bu rafet ba noppi toog ci ay xeer wala mu toog ci ab planche boo xam dañ koo jël noonu rek yatt ko daal ñëw tegal ko noonu mu toog ci. d'accord yaakaaroo ne ñaar yi booy xool bi ci gën a jàmp bi ci gën a jàmp doo dëkk koo defal au moins foo xam bu dee taw parce que tenue ba soo ko defalee te am mbaar nga ko defal moo am bu tawee ndox ma tóoru ci kawam tenue ba yàqu jàpp nga ne loolu baax. mais professeur il faut reconnaître que tamit ñoom côté boobu c'est-à-dire ci abri provisoire yi quand même ñu ngi ciy góorgóorlu même su fekkente ni xëy na ba tey mu ngi fi mais quand même je pense que chaque année ñu ngi def ay jéego di tabax ay classes yu bees pour abri provisoire yi wàññeeku tamit. néew ma la defuñu ay effort mais comme am nañ 10 milliards yaakaaroon na ñu xëpp ko ci pour mu jeex gënu xam nga nit booy def doo defantu parce que ñu ngi jéem nee nga mais ñëpp d'accord nañ ne des na lu mu gàtt nee naa la juróomi junni abri provisoire mi ngi ci école yi est-ce que dégg nga li ma la wax te at mu ne day yokk waa jàppoo ni kon ñu jëloon xaalis boobu dugal ko ci loolu mu jeex moo gën gëmu loolu mooy 30 milliards yi ci ñetti at comme ni ñu ko waxee jàppoon loolu moo gënoon bu ko defee abri provisoire yi sax jeex ñu tabax fépp ay classe fépp am ay miiru clôture ak ay toilettes jàppoon loolu moo gënoon buñ paree ñu doo ko jàll ci leneen surtout que xale yi ñoom ñi ngi sol seen yére di jàng. mais pour loolu c'est-à-dire pour uniformiser parce que xam nga ñëpp yemuñu xëy na léegi ñu ni kat ñu uniformiser ñëpp c'est-à-dire xeebante bañ a am dara bañ a am ñu ni kat nañ jël somme boobu def ko ci uniforme yi nga xam ni kenn ku si nekk da ngay wutal uniforme donc xeebaate dootul am kenn dootul xalaat ni. mais est-ce que xam nga ne wala aw ma est-ce que xam nga ni presque école yëpp am nañu uniforme Sénégal. waaw loolu du problème bi loolu boo xoolee boo wëree ci école yi presque ñu ëpp ci ñoom am nañu uniforme. muy privé bi comme public bi problème boobu du problème mu Sénégal donc loolu du priorité néew ma daa baaxul de man jàpp naa ne lu baax la mais damaa gëm ni man du li jàmp du loolu benn parce que da ngaa am ay abri provisoire comme ni ma ko waxee mooy ay mbaar yoo xam ñi ngi jaabaanjoli ci dëkk bi dëkk yu bari boo demee école yi ci bëri amuñu sax benn classe bu ñu tabax am na école yoo xam ne lépp ay mbaar fii ci Sénégal mais damaa gëm ni man loolu li lal 30 milliards yooyu mooy guerre xamul tax guerre a ko lal ay marché la ñuy wutal ministère éducation nationale mu dem wut ay tailleuram am ci wàllam ci loolu lañ nekkun ci leneen parce que loolu su ma koy wax damay dut baaraam ci ay firnde ci biir mbas mi ñoom ministre éducation nationale dañoo bind banque mondiale ci benn programme boo xam si mi ngi tudd PACEB nga xam ne programme bu am xaalis la boo xam banque mondiale moo ci def xaalis ñu bind ñoom ministère éducation nationale banque mondiale ne ko comme léegi ñun mbas mi dugg na te ñu ngi ci jafe-jafe booba xale yaa ngi toog seen kër école yi tëj ñu xam ne amatuñu xaalis ñu ne ko léegi dañoo bëgg nga autoriser ñu tibb ci xaalis boobu nga xam leneen a ko taxoon a jóg pour éducation de base mais nga may ñu rek ñu jël ci xaalis bi dimbale daara yi du loolu la ñu waxoon yan daara am ci xaalis bi nuñ ko def xaalis ba lekkuñu ko ci lu leer naa ñu ma taxaw accuser leen Sénégal yëpp di ko dégg yore sama convention moom lañ dem signé ak cellule de lutte contre la malnutrition ba nekk ca palais de la République ci tappale ñu dem jël lu mat 668 millions ci tappale daan ne dañ koy envoyé xaalis bi ay daara lim seeni daara boo laaj mun la man jotuma ba noppi ñu dem tappale beneen daan ne léegi ci toog te amul benn nuñ transporté de dañoo yónnee xaalis bi ci ay téléphone ba noppi dem daara bu nekk te joxuñu ko sax daara bi dañuy dem ca boutique boo xam si moo dend ak daara bi ñu fay ko xaalis ne ko léegi daara bi dana fi ñëw jël si li mu ceeb bii ak li mu dëwlin bii ak li mu saabu bii loolu lañ def ku ci nekk ñu bind ko mu leer ñu calculer lépp léegi yónnee xaalis yi amul benn oto bu ñëw jël si fii Dakar yóbbu fenn donc daara bu ci nekk yaa jël say taalibe yu mag ñun ci nen ko waxee mu dem yanul la say saakook say soble say yëpp yóbbu du loolu la ñu waxante waa léegi lan moo ci kon loolu lu ci fay amee ñu jël juróom-ñaar fukki million ak benn fay ko nee na ñooñ doon envoyé xaalis bi mos ngaa dégg lii ñu ne pour toog fi nga toog di envoyé xaalis bi
ci daara bi di ko envoyé xaalis bi ni ko yow war ngaa dem ñu jox la lee ñoom te dara bougéwul ci effort boobu nee nañ effort boobu. mais est-ce que nekkul peut-être xëy na. waxuma la frais yi de dama ne frais yi jël nañ ko en charge ci xaalis bi. dañ ne ñoom dañ leen koo fayee ndax seen coono. ci coono jël seen téléphone di envoyé xaalis bi ñu fay leen juróom-ñaar fukki million ak benn yow dégg gëmoon loolu ay tappale la yow ñii du ay tappalekat alors que yow koy dimbali di dimbali ay daara. ñoom ministre bi ak CLM mooy cellule de lutte contre la malnutrition et puis ana luy yoonu cellule de lutte contre la malnutrition ci loolu alors que ñoom am nañ ay IA ak ay IEF yoo xam ne xam nañ daara bu ne fu mu féete xam nañ daara yi ñu war a dimbali te ñoo leen jox sax listu daara yi nekk ci seen département léegi ñu génn leen ci ni leen yéen seen yoon nekku ci ñoom waa ministère bi fii toog dem def convention ak waa présidence ñu ni léegi waa présidence yooyu doon envoyé affaire bi ñoom lañ jox 71 millions yi muy juróom-ñaar fukki millions ak benn lii du tappale waaye ku tappale ci loolu bu ñu ko joxee fukki milliards du gën a tappale ay tappalekat lañ xaalis bi dañ koo nar a gere corruption jël def lu leen neex ci xaalis bi du dem ci tenue yi comme ni ñu ko waxee loolu laa ko mën dam boo jël nation parce que réew mi président Macky Sall ku ànd ak moom lu la neex def mu teg ci concam ku àndul ak moom boo defee lu tuuti mu faagaagal la loolu noonu la réew mi doxee te nag war na noo xeex pour mu jóge fi parce que nag réew mi dénku nag ko pour muy def lu ko neex moom Macky Sall ak ñem àndal réew mi dañ ko koo dénku pour ab diir boobu da koo war a teg ci yoon mais teguñu ko ci yoon donc dama laa bëgg a xamal la 10 milliards yooyu sur 3 ans muy fanweeri milliards tappale xaalis bi du dem fa mu war a dem te fii laa ko waxee négal ba programme boobu jeex ñépp daañu gis ne li ma waxoon dara du ko dindi ci tappale dong lañ ko nar a def. ñoom ñu ngi wax ni sax xëy na ku si mel ni syndicat yi ñoom bu ñu waxee ni tappale la xëy na ñoom peut-être ñoom liñ si sóoraale mooy xëy na ñoom seen bopp yi ngeen di revendiquer est-ce que kon jàpp leen ni du ngeen may nguur gi raison pour à chaque fois bu ngeen wax ni 10 milliards yooyu sur 3 ans ay tappale la. mais dama ne nit munoo am gis nga nit munoo amee bor ba noppi di maye jàngalekat yi ñoom laajuñu dañooy laaj loo xam ne ñoom laajuñu loo xam ne du seen yëf jàngalekat dañ leen a ameel ay bor la mooy ay rappel lan mooy rappel. mooy xaalis boo xam dañ la ko waroon a fay juróom-benni at ci ginnaaw wala juróom-ñetti at ci ginnaaw wala fukki at ci ginnaaw parce que am na ñuy xaar fukki at ñu war laa fay xaalis bi léegi ni ñoom amuñu xaalis ne la muñal ñu waaw ki ngay muñ loo kay bu gisee ngay dépenser loo xam de priorité am na droit casse ñun dañ ñoo ameel ñun laajul ñun moomul de danoo signé ñun ak ñun ay accords yu leer nañ ne daan leen fay seeni rappel suñuy rappel ba léegi fay nu ko ba noppi suñuy fay suñuy rappel xàppati ko ci digg bi sàcc ko tudde koy impôt xam nga tax mu nekkum sàcc mooy rappel mooy loo waroon a gañe ci juróom-benni at wala juróom-ñaar wala juróom-ñaar ça dépend ci temps bi nga xaar bi la nguur gi xaar loo jaay la doole maanaam ngay xaar rek di muñ di fayee ko loo xam ni sa salaire waroon naa yokk mun la noonu mënuma koo yokk parce que aw ma xaalis xaaral léegi nag loola ca waroon a yokk loolu mooy rappel mi ngi lay fay salaire mais la ca waroon a yokk la téye daa waroon a yokk ndax danoo yokk sa niveau parce que léegi dañ laa valider wala mooy validation mooy année yi nga xam moom lañ la ameel wala dañ laa intégré ci fonction publique wala da ngaa avancé bu mu ci mën a doon acte ba daal ba koy firndeel yaa ngi ak moom mais dañ ne la xaaral mënagun laa fay di ko dajale ba mat fukki at ñu dajale ko lépp ci benn année ni yow loolu lépp ci benn année nga ko gañe alors que du loolu gañe woo ko ci benn année boo xaaree fukki at da nga koo gañe ci fukki at léegi kon la ñu waroon def mooy bu ñu la calculer leen li la war a fay ñoom ñu pàccee impôts yi ci at mu ne ba nga am impôts ya du bari mais duñ def loolu dañuy dajale lépp ci benn année bu ko defee impôts yi bari lool parce que dañ ne impôts yi plus li la état bi ameel di gën a bari impôts yi di gën a bari kon xel mën na nangu ne bu ñu ko tasoon impôts yi dootul bari te pourtant dañ ko war a tas parce que gagné woo loolu lépp ci xaalis ci benn année lii mooy tappale yi bu ko defee bu ñu ko dajalee ci benn année na dem ni ko xëpp ci machine bi calculer daal ni impôts yi bari na ndax waa ji lim gagné daa bari ci benn année alors que moom waajooju gagné wu ko ci benn année daa toog fukki at di xaar ba at min koy fay ñu ni ko ci at min koy fay ci nga gagné lépp alors que du loolu moo tax ma tudde leen ni leen seen yëfu tappale yi bàyyi leen ko le calcul des impôts doit se faire sur la base du principe de l'étalement c'est-à-dire étaler sur le temps d'attente maanaam temps bi nga xaar temps boobu la ñu war a diviser say impôt bu dee fukki at nga xaar leen la war a fay ci rappel bi la ñu war a diviser fukki yoon bu ko defee at mun nañu xool la nga ca waroon a fay impôt parce que ñoom xam tax bëgguñu def loolu parce que impôt bu dee montant ba ngay fay bañ lay fay moom état dafa tuuti doo fay impôt xam nga loolu lu mu doon siifee ñun li ñu leen di wax suñ ko defee presque enseignant yi duñu fay impôt parce que buñ doon dañ laa war a fay 2 millions buñ ko tasee par exemple ci 5 ans wala 6 ans yi ngay xaar
léegi la nga doon fay ci impôt day tuuti parce que bu ñu ko pàccee 2 millions yi da ngay nekk ci grille 655 000 te 655 000 du fay impôt léegi boo defee da lay jox sa xaalis yëpp loolu la ñuy daw. te loolu la loi bi wax est-ce que lii du tooñ est-ce que lii du sàcc xalal alalu jàngalekat yi léegi lii est-ce que daa war a continuer man loolu laa taxaw ne d'accord ma kon nag lii aussi c'est important léegi nag munoo ameel jàngalekat yi lu mat téeméeri milliards ci rappel yii ma lay wax mat na téeméeri milliards fayoo leen ba noppi di jël xaalis bi di ko def ci ay TER 1000 milliards yu teg di ko def ci ay tenue di ko def ci ay BRT di góotaandaat dem Dubaï jël woykat yi ak ñuy futti seen bopp ci mbedd mi ñoom nga jëm yóbbu ci Dubaï loolu Macky Sall dem burki dem ay ñoom rangu la yóbbu mais loolu moo am Macky Sall fi mu dem na am Mumbai kese ñu yor seen i micro di way première dame looloo fa am ñu nii dañoo dem pour présenter Sénégal ci Dubaï par rapport ak la destination Sénégal c'était pas la vérité. ci tappale bokkul tamit ci culture tamit. déggoo li ma la wax culture du dem toog ñu lay woy du loolu ñoom ñan fa yóbbu ñu sa ëpp waru ñoo dem dama ne la ci tappale ñoom ñi dama la nguur gi nekkuñ ci defar réew mi xam nga lu ñu nekk ci nguuru ànd ci ak France ak ñi ànd ak France di ñuy jël di tibb sunu alal di yóbbu seen réew ñoom ñu bàyyi leen fi dëgërala leen seen nguur bu ko defee ñu nekk ñun sénégalais yi di gobar jaasi bu nu añee duñu reer wala dañu añ tëbb ci reer lii mooy dëgg wala bu guddee ku nekk génn sa poto fonde wala nga dem jël sa mbuusum cere sotti ci ndox naan daal di yëlëb sab lal tëdd loolu moo am ci dëkk bi ba noppi ñoom ñuy naxaate naan pays émergent Sénégal émergent goo xam ne sénégalais bu guddee mun ñoo reer amul génn kër presque guy togg reer parce que yorun dara benn togg lañ mën a togg te togg ba sax boo demee marché loo jënd dafa seer sénégalais yi ndóolal leen ba mënatuñu def dara loolu moo am ci réew mi te gis nga tant que soppeekuwul dara du dem njàng mi du baax paj mi du baax dara du baax parce que li ko lal moo tax defar réew mi taxul président Macky Sall nekk fi ak nguuram c'est ça la vérité. professeur yaa ngi koy wax sax léegi mu mel ni sax cette année-ci vraiment gouvernement bi def na jéego bu rëy c'est-à-dire satisfaire yenn ci seen revendication muy lan muy recrutement des enseignants donc mu mel ni gouvernement bi recruté na lu mat 5000 étudiants. ba tax na sax yow yaa ngi am yooyu si doon wax waaye daf mel na ni sa benn naataangoo kenn ci syndicaliste yi mu ngi lay ŋàññ di wax ni yow réunion yi sax fekkee woo ko ba pare yow ngay ŋàññ effort yooyu nga xam ne xëy na nguur gi def na ko yow yan jàngat nga ñuy defal ci loolu ak leeral. non xam nga sama camarade boobu mooy camarade Sowru Sène xam respecté naa ko ndax secrétaire général la comme man jiite kuréelu syndicat bu am doole SAEMS. man mii dama bokk ci membre fondateur SAEMS maanaam man bañ koy créer moom fekkewu ko loolu dama koy rappeler toujours man membre fondateur laa ci syndicat bi muy jiite moom coow am ma bàyyi fa te coow la ko andi mooy kañu doon jiite moom la gouvernement bi woo muy siège conseil économique et social à l'époque ma ne ko man d'accord ma parce que ñun waruñoo dem ci foofu parce que ñooñu dañoo bëgg a tas ñun waruñoo dem di di utiliser jàngalekat yi ba am ndomba tànk di dem di ànd ak i politicien loolu waruñu ko def man looloo ma bàyyiloo syndicat am boobu muy jiite doo leen waaw kon nag syndicat am boobu muy jiite su demee day dem bay jàppale gouvernement bi bu ko neexee wax lu ko neex parce que li mu def lu garaaw la parce que syndicat rôle am du défendre ministre bi moom li mu wax dani Dame Mbodj li mu wax du dëgg ne li ministre Mamadou Talla ma wax mooy dëgg te waxul ci li Dame Mbodj wax ba teg ay firnde li ma wax du dëgg parce que man ay preuve laa joxe man tëb ma tëb rek wax lu ma neex recrutement juróomi junni jàngalekat yi baax na mais man li ma ci wax kenn du ko teggi lu leer nañ laa ci wax dama ne recruter juróomi junni jàngalekat baax na mais na tegu ci dëgg ni nga koy defee na jaar yoon na lépp leer ñu yemale sénégalais yépp ku ci war a bokk nga bokk ci ku ci warut a bokk ñu génn la ci lii rek laa waxoon ba ma ko waxee ma déglu leen ñoom ñu joxe seen ñaari critère ñu ne ñaari critère lañ am benn mooy ku am ñeent fukki at fa la yem ku ko ëppal doo bokk bul déposer ma ne loolu baax na parce que jàngale xale ñeent fukki at quand même bari na ku ko am di doo ko door jàngale loolu sax xaw naa sori mais nag baax na kon ñu ne ku ëppal ñeent fukki at mënta déposer ñu ni ku am diplôme professionnel yow la ñuy njëkke bala ñoo jël keneen bu mu jaawale nag diplôme professionnel bokkul ak diplôme académique diplôme académique mooy loo xam ne dañ laa natt ni am nga xam-xam nangam bu toll ci nangam waaye bokkul ak diplôme professionnel diplôme académique mooy par exemple BFEM moom la baccalauréat maanaam dañuy natt xam-xam rek licence moom la
maîtrise mooy master moom la mooy xam-xam rek lañ natt mais nag diplôme professionnel mooy diplôme buy wane ni am nga possibilité liggéey ci tel domaine maanaam mën ngaa jàngale wala mën ngaa faj diplôme buy wane ne mën ngaa faj ak diplôme buy wane ne mën ngaa jàngale loolu mooy diplôme professionnel léegi nag mu ne ñi am diplôme professionnel ci njàng ñoom la ñuy doore te ñoom jëluñ leen woon ñu toog ci kër yi te am parce que bari nañu ko am toog ci kër yi jàngalewuñ maanaam dañuy dem formation FASTEF wala beneen école ba pare te duñ liggéey parce que état bi amul lu mu leen jëlee parce que danoo bari loolu lay wax yenn saa yi day am par exemple promotion bu nekk day am ñoom duñ leen ci jël ñu ne ñooña nag yore diplôme yi toog te liggéeyul ñooñu la ñuy njëkkee mën leen looloo baax waaw léegi ñaari yooyu lan jalgate actuellement daa am ñoo xam ne am nañ diplôme professionnel déposé nañ ci 152 000 demandes yi ñu dem jël ñoo xam ne amuñu diplôme professionnel BFM cote lañ am ñu dem jël leen bàyyi ñi nga xam ne am nañ seen CAP mooy niveau BFM wala seen CAP mooy niveau bac ci école élémentaire bi wala ñi am CACM ci CM yi wala KM wala KS ci lycée yi mooy diplôme professionnel yi am nañu ko am actuellement ci discipline bu ne kenn jëlu leen te déposé woon nañ ñu jël ñoo xam ne amuñu ko te loolu critère la woon lii jalgati la lii rek laa wax beneen jalgati bi mooy âge bi dañ ne woon ku am 40 ans yow foofu la yem ñu dem di génn résultat yi man bi ñu génne résultat yi rek ma gis ñu nëbb âge bi rek laa ne seen i mbir leeru parce que critère boo ko joxee booy jox résultat yi critères ya nga joxe woon dafa war a bokk ci résultat yi pour que ñëpp gis ne teg nga ko ci yoon mais ñu ñëw ci résultat yi ñin jël ñu gis liste bi mu génnee dañuy joxe jour bi nga juddu joxe weer wi nga juddu waaye duñ joxe at mi nga juddu man ñi bu nar ñoo def lu leer parce que at mi mooy wax ñaata nga am ci âge waaye du bis bi nga juddu ak weer wi nga juddu mooy joxe ban âge nga am pour ñu xam sa limu at yi nga am fokk ñu joxe at mi nga juddu ñu dem nëbb ko xam nuñ ko nëbbee dañuy joxe bis bi nga juddu joxe weer wi nga juddu ba nag at mi nga juddu ñu joxe ñaari chiffres yu njëkk ya ñaar ya ca topp ñu def ca astérix nëbb ko far comme ni ma ko waxee yàlla ay ci potum bu yàlla weer leen xam leen yàlla weer ci benn exemple rek laay joxe du ma joxe yeneen ci IA bu tudd IA Pikine Guédiawaye ñan fa jël lim ban fa jël mu am ci ñett ñu rëcc ñoo xam seen âge génn na normal maanaam ña doon saisir ay nit rek lañ danoo juum nee woon nañ leen bu leen génn lépp génn leen ñaari chiffres yu njëkk yi far ñu génn lépp ci ñett ñooñu danoo juum teel yàlla lay def ñett ñan juum ñëpp âgé kenn ki mi ngi judd 1978 mooy am na 43 ans kon te ëppal na 43 ans la ka ca des judd 1969 am 52 ans ka ca des judd 1967 am 54 ans mooy juróom-benn at lay liggéey retraite waaye ñii du ñooy tappalekat lii léeru ñu ñëw ca Njum le maire de Njum Cheikh Omar Anne ministre de l'enseignement supérieur ay jege ñaaleem yu koy political dugg ci ay plateforme yoo xam ne ñoo fa def ay poste di kañ seen maire ne sunu maire def na lu rëy ndaxte fexe na ba ñu bari ñu jël leen ci Njum bañ ko waxee rek ma gaawoon di jël liste bi daal di xool région de Saint-Louis ñaata la Njum am ma dem xool gis ni wax nañ dëgg Njum kese commune bu ndaw ca région de Saint-Louis am na 79 personnes yu ñu leen jox ci limu 370 yu ñu jox 366 yu ñu jox région bi yëpp 366 dañu am mooy ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn loolu lañ jox région de Saint-Louis Njum kese am na ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent Podor am juróom-ñaar fukk ak ñaar Ndar bi nga xam mooy ville bi ci gën a rëy Ndar amul lu mat fanweer am ñaar fukk ak ñeent Richard Toll matalul ñaar fukk moom it nga xam ne moo ëpp fuuf Njum waaw lii du ay tappal mu leer nañ ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñoo ne sunu maire ko lijjanti am ca sax ku bind ci beneen poste daal ni c'est dommage nag que yeneen ministères yi lii nu am ci éducation duñ ko fa mën a am ndax relation yéen am éducation amuñu ko fa waaye sëñ bi nag man dama naan Sénégal maa ngi ñoom xam bokkuñu réew mi nag man li may yëg xanaa daa bokkul ak li nit ñi yëg lii leerul nañ lii non attends s'il vous plaît lii leerul nañ dëgg la moo tax sax ma bëgg beneen baa ma daane rek ci loolu xoolal bi mu waxee loolu ni ndax ñun éducation lan am relation amuñu ko ci yeneen yi parce que bu ñu fàtte ni yeneen yi am na recrutement yu fay am parce que Macky Sall 65000 lay jël daa jël 5000 yi jagale ko jàngalekat yi mais 60000 yi yeneen yi ci des ci yeneen ministères yi la koy def am ku dugg di c'est dommage que yeneen ministères yi nag lii nu am éducation mënuñu ko faa am beneen bi mooy ca Mbàkke
am ku dugg moom it groupe WhatsApp Yeewu Yeete audio la bu leer nañ boo xam weddiwu ko parce que man woo na ma naan ma non di expliquer ma ne ko man sëñ bi audio bi doy na ma nee nga audio bi yaa ko def audio bi doy na ma sëkk parce que audio bi li nga ci wax leer na audio bi lu mu ca wax dani daa dugg ci biir groupe WhatsApp bi Yeewu Yeete la groupe WhatsApp bi tudd mu ne sama gars yi ñun ñëpp nañ féliciter DG Gallo Ba DG Gallo Ba day politigal Macky Sall yaa ngi may dégg te day xëccoo Mbàkke mairie Mbàkke lay xëccoo mu ne sunu DG Gallo Ba def na lu rëy ndax fexe na ba ñeent fukki xale ak juróom yu nekkoon fii Mbàkke de taxawaalu jël nañ leen ci limu jàngalekat yi lii leeru audio bu leer ma te moom weddiwul audio bi waaw lii leeru ah te waa Mbàkke woo ma ne ma ñun ñoo ngeeg suñuy diplôme professionnel démb rek am na ko ma woo Mbàkke ne ma man maa ngi nii Mbàkke laa dëkk li ngay wax dara du ko dindi dàmbuj diplôme professionnel laa am ñu bañ maa jël koo xam ne amu ko. mais effectivement sax si loolu sax moo tax ñu ne yow li tax ngay kaas nii yëpp c'est parce que dafa am ñu bari ñoo copté woon pour dugal leen sa syndicat jëluñ leen moo tax léegi ngay kaas lii. yow lan ngay ñooñu ay tappalekat lañ ñuy wax loolu xamal tax. waaw xamal tax ñuy wax loolu ay tappalekat lañ mënoo copté kenn ku duggagul loolu amul. mënumaa xam kenn non attends rek xam nga ay candidature en ligne la woon lan mooy candidature en ligne mooy da ngay dem ci internet bi déposer ci internet bi en ligne man nu may xamee ku déposer man ministère de l'éducation nationale dañ may jox benn information loolu waxu tàppale la. mais maanaam si ni ngay xamee. nu ma fu ma leen di xamee ka toog ca usu yi. toog ca machine am wala ci téléphone am daal di def candidature am nu ma koy xamee man kay mënumaa xam ñooñu et puis fa may jaar ba xam leen man am na dëkk yoo xam sax xaw ma leen loolu non loolu ñooñu ruubekat lañ. ñooñu ñu tappale lañ ko xam nga loolu xam nga loolu waxu daanu ci sareet la wax dëgg yàlla. mais en tout cas loolu lañ wax. non non waaw ñooñu waaw man demal la ñooñu ay non xam nga réew mi lu ko yàq. képp kuy wax dëgg rek ñu ngi lay jéem a wutal gàkk-gàkk. loolu moo yàq réew mi gis nga nit bu nekkee ci dëgg da ngay nangu ne li mu wax dëgg la parce que dëgg la yàlla bëgg te dëgg rek mooy mucc yàlla xam na ko gis nga li may wax nii aw ma werante ci ni Saourou Sène nii lii mu wax ne dàmbooj li mu wax ay kàcc la tooñ na ma te buñ xam nga damaa gëm man parce que ñun ay woy ngëm lañ dañoo gëm ne bés penc ci lépp la yàlla subhanahu wa taala di àtte parce que moom rek moo mën a àtte bu mujj boo xam ne kenn du ci am lu muy jéem wala lu muy man day taxaw àtte lépp mu leer man leer na ma ne bañ taxaw may am dëgg xamul tax parce que Saourou Sène li mu wax jàppale ministre bee ko tax a jóg alors que man li may wax dama koo teg ci dëgg recrutement 5000 enseignants yi jaarul yoon ay tappale la man damaa gis ñoo xam dañ leen a lijjantil ma jox la bi ci gën a reelu ak xale boo xam ne dañ koo lijjantil moo dem ca ministère éducation nationale tase fa koo xam ne jëluñu ko ñoom ñaar ñu taxaw di waxtaan kooku ne ko ah yow dañ laa jël mu ne ko waa man de jël nañ ma dañ maa lijjantil mu ne ko ah waa yow noo def mu ne ko ah loolu moom du ma ko expliquer waaye daal xam naa ne daal man damaa xamul su ma demee ba école ubbee lu may wax samay élèves mu ne ko ah luy lool mu ne ko sii man maa ngi cee xalaat de bu ma demee ba jàkkaarloog samay élèves lan laa leen di wax mu ne ko ah loo leen di wax yow dañ laa lijjanti lu ci sa yoon yow kay boo demee toogal di leen léebal rek waa ji woo ma wax ma ko ma ne ko tontu nga ko lu baax lu man dul lépp koo xam ne moom wóor na ko ne mënul dañ koo lijjanti bu demee ci kanamu élèves yi lu muy def dul lépp ma ne ko li nga tontu noonu baax na te loolu mooy dëgg kooku dañ koo lijjantil te ñun lijjantil du jeex duñu xaaj loolu mooy dëgg ku weddi lii da ngaa nekk nit koo xam ne doo nitu dëgg moo tax nga koy weddi aw ma werante ci ni ci tappale bu rëy lañ jëlee juróomi junni jàngalekat yi moo tax syndicat bu dem di ànd ci loolu mooy yow yàq njàng mi moo la tax a jóg parce que man njàng du ma d'accord mu ñu yàq ko xamul tax bu ñu yàqee njàng mi dañuy yàq suñu réew parce que ñooñu ëllëg ñooy dem di jàngal suñuy doom man ngaa dem sax yow sa bopp mu jàngal sa doom wala mu jàngal sëp sëp parce que ñun bu ëllëgee danoo soxla am médecin yu baax xale yooyu ëllëg ñooy nekk ay médecin ñoom ñooy nekk ay jàngalekat ñoom ñooy nekk ay administrateur civil ñoom ñooy nekk ay magistrat dañu àtte ñoom ñooy nekk ay ingénieur di tabax suñuy bâtiment yëpp daan màbb suñu kaw moo tax kenn du foowee jàng lu sérieux la kenn warut a jël ku mënta jàngale wala ku amul niveau ñu koy dugal ci njàng loolu moo gën a garaaw man sàcc alalu réew mi sax moo ma tane loolu parce que soo sàccee suñu alal mën nañu koo liggéeyee waat mais soo yàqee suñuy doom jàngal leen loo xam ne du li nga leen waroon a jàngal ba amuñu niveau bu ëllëgee li dal yenn réew yi Afrique fii daf ñuy dal mooy réew moo xam ne amuñu élite bu ko mën a yor réew mi parce que seen xam-xam moo wàcc kooku Sénégal nag te ñoo gënoon a nawee mooy ñun danoo mës a am système éducatif bu baax ba réew yu bëri di jéggaane di fi ñëw di jàng fii président yu bëri jaar nañ fii Sénégal ñu formé leen kon ñun waruñu saboter suñu jàng loolu rek ma tax di xeex mais loolu ñooñ di wax waxu ruube la aw ma kenn ku ma ci xamoon man ku tax may taxaw di am taxawaay bi ma am
parce que man defuma syndicalisme pour wut ay nit man damay def syndicalisme pour aar suñu école aar jàngalekat yi taxaw jàngalekat yi pour que ëllëg ñu am sénégalaise ak ay sénégalais yu ñoŋ yu mën a yor réew mi ci pàcc boor boo ko mën a jëlee. effectivement mu mel ni yaa ngi koy wax sax donc njàng dafa nekk loo xam ne lu sérieux la. ci loolu dañ lay laaj Dame est-ce que quand même reconnaître que ni Sénégal quand même am nañ système éducatif bu baax. xam nga système éducatif bi moom ak la jam léegi kenn wéranteetu ko xamul tax parce que jàng ak jàngale moo yore réew xoolal ci askan wi rek parce que réew moo gis ca système éducatif am fa lay defaree waa réewam parce que nit bu juddoo ci hôpital nit juddu na mais pour mu nite dañ koy jàngal mais lan lañ koy jàngal ça dépend ca la nga koy jàngal ca ngay amee xeetu nit ña nga bëgg ña nga mën a am parce que lépp ngi dépendre ci projet bi nga yore soo bëggee benn limu nit ñoo xam ne ñu jub la da ngay fexe ba la nga leen jàngal muy génne ñuy jub boo bëggee nit ñu am ngëm-ngëm da nga leen di jàngal loo xam ne bu ñu génnee dañuy am ngëm-ngëm soo bëggee jàngal ñoo xam ne dañuy caaxaankat la da nga leen di jàngal loo xam ne bu ñu génnee dañuy nekk caaxaankat donc projet bi nga teg pour say doom mooy tax ëllëg sa penc mi mel ni nga bëgg bu dee bëgg nga mu baax mu baax bu dee bëgg nga mu bon mu bon waaw léegi depuis 1960 France imposé ñu école boo xam ne bokkul dara ak ñun laalewul ak sunu aada laalewul ak sunu cosaan laalewul ak sunuy kàllaama réew laalewul ak sunuy diine te lii ma fi lim muy nit waaw léegi depuis 1960 France imposé ñu ab école boo xam ne ki ko xalaat mi ngi bokk ci franc-maçon yi nga xam ñoo gënoon a mag ca France muy Jules Ferry moo xalaat ni école laïque lañ war a def lan mooy école laïque pour France mooy école boo xam ne bu fa kenn dugal diine bu diine bokk ci école bi waaye nit nan lañ ko mën a teqaleeg diine ba na bëgg mu baax nit koo xam ne li ëpp ci bis bi mi ngi koy def ca école ba muy jàngee ñu ne école booba bu fa kenn wax waxu diine bu fa kenn julli bu fa kenn wax waxu diine bu fa kenn jàngale lépp lu jege diine nan la leen jàngal rek yëfi àdduna yi mais kon boo amee ay nit àdduna c'est normal xamul tax mais parce que jàngaloo leen dara lu jëm ci li nga bëgg ñu mel ko ci sam penc kon nag dama ni école bi lajj weesuwul li xew Sénégal xamul tax Sénégal li fi xew wane na école bi lajj na Sénégal taux de corruption bi ni mu élevé corruption bi mooy sàcc ñu jox la ab budget nga nekk ab directeur général wala nga nekk ab ministre ñu jox la budget nga dem sàcc xaalis bi tabax ko say immeuble teg ko ci say jongo may rafet ak yónnee say doom Europe ñu dem jàngi boo amee sa chauffeur wala sa mbindaan mu feebar sax nga yóbbu ko Europe mu faju ci du fajoo ci suñuy hôpitaux du fi sa doom du fi jànge sa mbokk du fi jànge waaw loolu xaalis boobu ñuy sàcc xam nga ay salaire mënul loolu kon xaalis danga koo sàcc ay fonctionnaire mun ñoo riche ba seeni mbokk ku feebar ñu mën koo yóbbu Europe ci seeni salaire loolu amul benn salaire bu réyee noonu Sénégal waa léegi système boobu génn loolu une administration corrompue sunu autoroute à péage bi déggoo la ci baarataal wax nee na dërëmu Eiffage demu ci dërëmam demu ci te actuellement ma nga ne bés bu nekk mu encaissé lu ëpp 50 millions ci sunu autoroute bi ndeysaan sénégalais yi imagine nga xaalis boobu duggoon sunu gafaka te ñu teg ko ci yoon kon gëm nga ni nit dana mën a feebar fii te est-ce que baarataal waxul waxum ku mer rek déedéet da koo démontré nu mu ko démontré dafa démontré lu kilomètre tali di jar wone ay exemple ci Maroc ak ci pays yi nu wër Côte d'Ivoire ak Mali yëpp wone ku ci nekk parce que moom nag loolu lay liggéeyam génne ay firnde teg génne ay facture teg wone ni li nu def fii ci sunu autoroute bi da koy calculer wax ne temps lañ ci def parce que moom bu xoolee tali mën na xam ne at lañ ci def parce que loolu lay liggéeyam fu ne def na fa autoroute ci Afrique waaw léegi baarataal calculer ko ni dërëm moo Eiffage demu ci montage bi yëpp xaalis Sénégal la ko defaree te tey Sénégal la koy fay moom Eiffage mais sëñ bi loolu imagine nga sunu président yi ni ñu bëgg a ndóolale sunu askan ñuy jaar ci péage bi di fay mais bañ ñu fay mais mënoon nañ koo yombal ba mu yomb ndax sunu ñun ñoo moom péage bi sunu xaalis lañ defaree péage bi ba noppi ñuy fay ay tubaab xool nga lii ba noppi seeral koo seer ba bés bu nekk sénégalais yi ñu ngi dem ak ñëw di fay lu cher ci transport bi parce que tout simplement transport day jaar ci kaw péage bi boo bëggee dem Thiès lu mu gàtt boo déparé Patte d'Oie ci péage bi ba Thiès ba dugg Thiès aller retour rek da ngay jege 6000 francs moom mooy li ngay fay loolu cher na ci sa biir réew ñu nekk suñuy réew ba noppi nekk fi ay doxandéem tout simplement parce que on a une administration boo xam
ñoo am ay njiit yoo xam ne yërëmul askan wi xam nga liy dëgg mooy école bi li tax mu lajj nee naa la mooy amuñu nit ñu am ngëm-ngëm ñoo xam ne ñoom ñoo taxaw gérer ko gëm seen bopp gëm ni tubaab yi danoo ñëw pour dina noot ñoom ay élite corrompue yoo xam ne ñoo jàppale sunu politiciens yi ñu taxaw nekk une oligarchie au profit de l'étranger ak ñoom seen bopp maanaam ñoom ñuy nguuru di jël alalu réew mi di gën a ndóolal sénégalais yi di jàppale France pour France jàppale leen seen nguur mu gën a dëgër lii mooy dëgg xam nga lu ma gëm mooy système éducatif dañ ko war a soppi système éducatif bii dafa jot ñu indi ci yii coppite benn coppite bi mooy ñu dugal kàllaama réew mi parce que nit bu dee jànge ci kàllaamam ci classement yi am ci àdduna bi yépp nee nañ ki nga xam ne day jànge ci kàllaama bi mu mën day gën a gaaw ci jàng ka muy dale baa ci kàllaama jàmbur amul benn réew ci àdduna bi bu développé ci kàllaama jàmbur pour nga développé wu il faut sa xale yi ngay jàngal tout tànk ñu dale ci li nu mën bu ñu paree nag doo ko jàng yeneen kàllaama yi maintenant gën a gaaw seen jàng day gën a gaaw beneen bi mooy war nañoo te loolu am nañ ay exemple en Afrique parce que Paul Kagame def na ko avec le Kenya-Rwanda dem dindi français dugal le Kenya-Rwanda actuellement Paul Kagame système éducatif bu Rwanda mi nga moo raw Sénégal actuellement ci classement yi am yëpp. te pourtant ñun ñoo ko rawoon. mais loolu dafa mel ni président Macky Sall tàmbali woon na ko quand même. non tàmbaliwul dara xam nga lu mu def tappale tàmbaliwul dara xam nga lu mu def jël quelques classes tudde ko classe pilote mais boo demee ci école yi Fatick Kaolack Louga Matam et cetera dara. ay benn classe boo ñëwee ci région jël benn classe naan mooy pilote ba ñu la waxee ñun non ñoo ngi jéem te dara lañ deful loolu tappale beneen réforme majeure bi nga xam war nañ ko mooy coppite yi ñu war a indi ci biir njàng mi mooy ñu dugal njàngum diine nit mënoo ko teqaleeg diine. waaw mais professeur il faut reconnaître que nag nous sommes dans un état laïque mënuñu ni nous sommes dans un état laïque ba pare nga ni dañ il faut ñu dugal njàngalim. kan moo fi indi état laïque bi. mais ñun ñoo ko voté ñun nous tous. ñun ñëpp nous sommes dans un Sénégal laïque boo xam ne dans un Sénégal démocratique. merci donc dégg naa moom kay d'accord na dama bëgg mënuñu wax ni dañu fiy dugal njàngaleem diine tamit. ci voilà léegi xam nga loolu lañ gëmloo yenn sénégalais yi. ban koy wax naan Sénégal c'est un état laïque laïcité France rek moo gëm ne laïcité mooy diine nañ ko boddi loolu waxu tappale la France rek ci àdduna bi parce que États-Unis ils ont un état laïque. mais États-Unis même boo jëlee réew mi yow ngay président de la République wala nga am ndombay tànk bu mag comme ngay jiite police u États-Unis wala ngay jiite congrès États-Unis maanaam kilifa yi mag yi ñoom ñëpp à commencer par ki jiite réew mi day waat ci diine jim gëm moo tax ñu gis ab commissaire bu waat ci diine ci alxuraan mais événement bu rëy la woon États-Unis ab commissaire boo xam dafa ñëw ñu jox pour mu jiite circonscription mu jël alxuraan teg waat parce que ñoom loolu lañ gëm mais ñun Sénégal cey ko fi defoon ñu ne voilà te ay julli tey taxaw de naan non état laïque la kii de extra tappale dama ne nit mënoo koo teqaleeg diine buñ bëggee suñu pénc mi ñoŋ njaaloo bu metti bi wàññeeku phénomène nguur jigéen gi ni tiit bañ a law sunum réew avortement médicalisé ak tappalekat yi ko yoree yépp nga xam ne seen poos leen tax a jóg mu deñ guerre bi nekk suñu réew mi di ñu jox la ab budget ne la lii ab tali lay defar 5 milliards la nga dem gis ka koy defar ne ko bindal 7 milliards maag yow ñu paacoo 2 milliards yi ci des mooy guerre yooyu yëpp buñ ko fi bëggee jëlee xam nga lu ko fi mën a jëlee maanaam pénc mi ñoŋ ku séq ak nit war ko ku mën a sàcc alalu jàmbur sàcc ko alors que bu njëkk yàggul suñuy mag dañ daan yeew seen ak jur ca àll ba dem ca seen kër tëdd te bu guddee kenn du fa jaar jël ko valeur yëpp wàcc léegi waxuma la da nga yeew ca àll ba ca sa biir kër nga koy yeew ñu tëb sa mur ñëw sàcc sa jur dem penc mi yàqu loolu buñ ko bëggee defaraat xam nga lu koy defar jiital ngëm-ngëm mooy nit ñi ragal yàlla googu nag nit du tëb rek ragal yàlla dañ koy def ci moom noo ko ciy defee day nekk ab tuut tànk bees tàq mel ni feuille vierge nga bind ci li nga bëgg bind ci moom parce que xale moo feuille vierge loo ca bind moo cay sax ñu jël xale yooyu jàngal leen seen diine ci biir école publique bi jël xale yooyu jàngal leen alxuraan ci tuut tànk yi parce que xale boo xam si tuut tànk la alxuraan jëkk ci dënnam da nga koy rëccal ndax baax ba nekk ci alxuraan xale bi nga xam si alxuraan dafa jiitu dënnam mënta yam ak xale bi nga xam ne dañ koo jàngal tootoo tàppaate ba mu nekk mag
ñu jàngal ko ay techniques yu muy njublange. mais professeur loolu ñu ngi koy def quand même. may ma rek ma ñëw loolu dañ leen di nelawal loolu ñu ngi nelawal ñenn ci sénégalais yi loolu amul parce que taux bi ñu koy defee moo faible maanaam ay benn école lañ dem jël benn classe gis nga boo jëlee 4 millions 500 élèves yi ñuy wax ne am nañ ko ñi ciy jàng ci loolu ngay wax noonu yow mënatuñu 50 000 ay benn da ngay dem ci région bu la mu ñu am fa ñaari école wala yu def boo leen wax non ay pilote la ñu ngi koy essayé ba kañ xam nga lu ñu wax ñun mooy xaalis bari la laaj état bi jël ay jàngalekati alxuraan ñu yóbbu leen ci école publique bi mooy école Jules Ferry boobu ma doon wax ñooñu nekk fa ñu leen di fay ay salaire ñuy jàngal xale yi seen diini leen jàngal jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jàngal alxuraan xale yi jiit ci ñoom di leen jàngal hadis yi di leen jàngal nu ñuy jullee di leen jàngal ragal yàlla xale yooyu du tee ñu jàng leneen li ñuy jàng nii de dañuy jàng français di jàng mathématique di jàng lépp xale yooyu bis bu ñu màggee macha allah càcc gi nekk suñu réew mi day jeex njublan gi nekk suñu réew mi day jeex yàqte bi am nekk suñu réew mi day jeex wuruj gi nekk suñu réew mi day jeex xale yu mel noonu lañ bëgg pour bu ëllëgee ñu am mag ñu ñoŋ mën a yor réew mi yor ko ci yorin bu baax parce que jaar nañ ci yoon wi ñu war a jaar mais bu fekkente ne xale yooyu yëpp ñu ngi leen di jàngal yëfi caaxaan di leen jàngal école Jules Ferry bii nga xam ne daray diine amu ca daray jaar-jaar yoon sa amu ca daray sunu mag ñu baax ñi amu ca mais nu xale yooyu di baaxee te xale yooyu ñooy nekk mag ëllëg kon ku bëgg réew mi jaar ci yoon li la métti ci pinc mi yëpp jeex ci école bi nga koy réglé mais munoo am école Jules Ferry bu leen di jàngal yëfu caaxaan nga teg ne li nga xam moom lañu waroon a jàng ñoom xale yi pour am valeur yi nga bëgg ñoo nekk ci ñoom ba noppi dugg école bi baax loolu mënta ne kon nag suñ tappalekat yi nekk ci réew mi nañ arrêté man mun naa ko wax parce que ci école boobu laa bokk man produit école Jules Ferry bi laa ba may am juróom-ñaari at ca ngumba ngeewul ci école Jules Ferry bi laa dalee baax dem naa nag ba am ci sama master dem naa ba am ci sama DEA maa ngi nii man Dame Mbodj maa wax ni école boobu baaxul amul njariñ école boobu bu ñu bëggee réew mi dem du école boobu mooy jëmale réew mi kanam école bi jëmale réew mi kanam mooy ñu toog indi ci coppite yu wër yoo xam ne kenn du boot di diine kenn du boot di nit li nga xam ne moo ëpp solo ci moom boo ko bootee nit des tu fa kon man jàpp naa ne école bi dañu war seet daara moo war a ñëw moderniser école bi waaye jël sa 64 daara comme seen tappale yooyu naan tabax nañ 64 daara 32 daara privé ak 32 daara public tappale loolu jéego yu rëy la. du jéego yi dara parce que loolu tamit jàpp naa ne. loolu du dara mën a non parce que daara moderne yi tamit xëy na loolu buñ ko indee xëy na loolu dina régler problème bi. du régler dara xaw la daara 60 daara lu mu tekk ci région de Kaolack boo jëlee région de Kaolack nga ne 64 daara nga def ci ñaari quartier mu jeex xoola waxuma la Sénégal dama ne il faut être sérieux loolu waxi tappale la et puis depuis 2014 ba léegi ñu nekk ci 64 daara sëñ bi lii tappale weesoo ko xanaa moom du yokk mukk 64 daara yi xanaa duñ fa jóg mukk wala léegi doon heure bi waroon a fekk ñu naan defar nañ 10 000 daara moderne ñu naan ay 64 daara ñii kan lañ mën a nax dama ne soxlawuñ loolu effectif yi nekkuñu foofu effectif yi ñu ngi ci école dëkk boo dem école 1 école Samba Xari Nangam école tubaab nasaraan bi boobu école lañ wax ne nañ fa dugal diine yomb na jërul tabax xam nga lu ñu wax ñun buñ tabax dara école yooyu lañ wax ne ci neney jàngee nañ dem dugal ca njàngum diine wax ja féete boo tabax loowuñ leen dañ ne curriculum bi nañ ci dugal njàngum diine est-ce que dégg nga wax ji soxlawul tabax boo xam ne dañ def ko pour nelawal sénégalais yi ba leen waxee ñu ne non ñoo ngi jëm de tabax nañ 64 daara Serigne Mbaye Thiam ko doon wax dem na ba mu demee kenn xamul kañ la ba léegi ñu ngi ci 64 daara yi te 64 daara yi nag benn pare wu ci de lu ëpp ci 64 yi parewul ma yëgal la ko tey. ñu ngi fonctionné. yenn yi rek ay fonctionné 64 daara yi bu doon boo ma bettuloon mën naa laa jox ay photo ñu bëri ci ñoom bi ñu ma déggee moo ko photo nañ ko recevoir naa leen fii dañuy làqatu sax ñu ne ma buñ ci feeñ ñoom ñëpp ku ne andi say photo wan ma dara parewu ca daara yi ci bëri commencé wuñ fonctionné dañ koo limaale ci li mu demee am na ñoom sax nommé nañ leen ci direction yooyu ñuy gérer daara moderne am na directeur yu ma recevoir fii ñu ne man biñ ma nommé ba léegi maa ngi nii jëlaguma sax service te ñu ngi may limaale dama ne ay tappalekat lañ nit mënoo xeex dara ba noppi di ko jàppale dañuy xeex diine ba pare bëgg a defar ay daara yuy defaral diine yow gëm nga loolu yow xam nga ñun Sénégalais yi bu ñu naxante xam nga nag man Dame Mbodj man ragaluma samay position dañuy xeex diine mënoo di xeex diine ba nag bëgg koo dooleel
kon 64 daara yooyu xam nga lan la tàppale pour nelawal yenn sénégalais ñu ne oh gouvernement bay ngi góorgóorlu wuñ buñ bëggee mu baax dañuy dem ci école publique bi dugal fa njàngum diine. mais c'est parce que dañ ni état laïque lañ nekk. waaye bàyyil waxu état laïque du tere nga jàng sa diine nee naa jox naa la exemple États-Unis xale yi tout tànk yi buy dugg ci classe maanaam kii dal kii bés bi muy ñëw rek day wane ne moom gëm na diine xamul tax am na phrase bu muy wax moom tout tànk boobu ci États-Unis nga xam ma ngay doog am juróom-benn at war a dem école bu yegsee daa am phrase bu ñu koy waxloo boo xam ne li États-Unis def ci njàngam lépp ngi ci biir te diine ngi ci biir xam nga lu muy wax xale bi day taxaw ne en anglais I pledge allegiance to the flag of the United States one nation under God with justice and liberty for all mooy maa ngi wakkirlu ni man dama gëm sama réew États-Unis réew mi nga xam ne réew ngëm-ngëm ci yàlla lañ ba noppi nag di ko teg ci yoon ak yamale ñëpp loolu la xale boobu di wax bala moo dugg classe day waat waaye yéen léegi lu tax ñun ñemuñ ko def sunum réew ñun lu tax ñu bëgg a ragal ba sunu diine ñemuñ koo jàng ci sunuy école loolu mooy débat bi danoo musulman bi ñu jàngal ko diineem chrétien bi ñu jàngal ko diineem ñun loolu lañ wax ku ci nekk am droit jàng sa diine bu dee musulman yi nee nañ 95% lañ 95% xale yi dugg ci école bi yépp ñu jàngal leen seen diine jàng alxuraan jaar yoon ak lépp lu aju ci diine. waaw professeur chrétiens yi tamit. loolu ñu ngi koy chrétiens yi tamit ñu defal leen loolu. loolu ñu ngi koy jàng amul. si ñu ngi koy jàng. fan lañ ko parce que kenn ku si nekk am nga liberté dem jàngi sa diine. waaw loolu moo dul yoon nag xamul tax parce que sunu école bi lan war a jàng lépp leen bëgg a jàng maanaam école parallèle boobu ngay wax c'est ça qui est inacceptable xamul lu tax parce que ñoom moom suñu école France loolu amu fa maanaam ab école parallèle boo xam ne dañ fay jàng lu bokkul ak ñoom lan bëgg yépp ñoom France def nañ ko ci seen biir école wala tax ñun mun ñu def loolu yow sénégalais yi dem sa doom dëgg la li ngay wax sax day firndeel li ma la wax mooy sénégalais yi bëgg nañ seen doom jàng diine parce que sénégalais yu bëri dañuy bàyyi ba seen doom wàcc ñu dem fay ab ustaas mu ñëw ci biir kër gi ni jàngal seen doom waa léegi kon loolu xam lu luy firndeel mooy sénégalais yi bëgg nañ seen doom yi jàng seen diine d'accord nañ ci loolu wala xanaa moomatuñ sunub école xanaa moomatuñ sunum réew léegi loolu lépp duñ ko dugal ci école bi rek mu jeex benn yoon maanaam au lieu parent bi di dindiwaat di fayal boppam te école boobu la fay dox ci xaalisam la mais mu dem ci école bi inscrire fa doomam école ba la fay dox ci ay taxam ak ay impôt la ñuy doxale école bi ca fay jàngalekat yi mooy xaalis samay doxal école bi bu doon ñu jëlaat ci poosam ci biir këram di fa jàngal ab ustaas di jàngal doomam mooy sénégalais yi kon ne doo ñàkk fayda war na noo am sunu école boo xam ne lii xale yi jàng daan ko jàng te daan fa jàng seen diine loolu lan wax mooy réforme bi te ñii ñuy jiite parewuñ pour def ko moo tax ma ne sénégalais yi bu élection day amati boobu na nekk critère ci tànneef bi booy tànn na nga fexe ba tànn koo xam ne ëllëg bu nekkee président de la république dina teg réew mi ci yoon dina andi coppite yi ñu bëgg ñun loolu man jàpp naa ne sénégalais yi war nañoo xool ci candidat yi bu ñuy tànnati ban candidat la ñuy dénk seen réew ba bu ñëwee coppite yi ñu bëgg ci seenum réew dina ko def loolu moo war a nekk le critère majeur réew mu nekk da ngay bu dee ñun ay wéy ngëm lañ ay musulman ak ay chrétien te sunu ñaari diine yëpp dañuy bañ lu bëri ci li nga xam ne mooy am ci penc mi surtout li nga xam ne mooy coow li am temps yi ci ay avortement médicalisé yëfu tappale yooyu nga xam ne ay ONG yu nekk ca bitim réew ñoo ñëw ñu jox leen xaalis ñu jël ay xale yu tuuti ñu teg taxaw fi genre ay Gabriel kan xaw ma naan ay non dañuy def plaidoyer pour ñu lawal yàq biir bu dee dañoo siif xale bu jigéen bi wala ki yegg ci moom buumu sëy mënta dox seen diggante ñii ay tappalekat lañ yàlla subhanahu wa taala man ñoom bu ñu doon def seen i marche wax ne bu kenn njaaloo man damay ànd ak ñoom ci marche bi parce que loolu mooy yoon ñun ñëpp war a xeex pour njaaloo du am waaye nag yàlla subhanahu wa taala dañuy tënku ci lim ñu wax bu dee loru amul ci ki wannu lor kenn amul droit yàq biir bi quel que soit biir bi fu mu jógee loolu la yàlla subhanahu wa taala dafa wax lu leer naññ loolu la borom xam-xam yépp wax ni bu fekkente ni ki wannu lor moom nar na cee loru te médecin boo ko firndeel ay médecin ñoo toog xool ko ni firndeel nañ ni kii te du nekk benn médecin ñu ni firndeel nañ ni moom bu continuer ak biir bi même bu dee ci sëy la ne dañuy autoriser biir ba mën nañ koo dindi waaye nag ba koo lawal ci ñaar ñuy fo ba doyal ba biir am seen biir ñu déggoo ne léegi demal ne dama laa violé ñu daal dem dindi biir bi loolu lañ bëgg indi xamul tax le projet des Illuminati mooy bu kenn juddooti ci àdduna bi bu ñu sañoon àdduna bi nit ñi dañuy wàññeeku parce que loolu mooy le projet des francs-maçons léegi nag francs-maçons yooyu ñoo ŋànk alalu àdduna bi
ŋànk média yu am doole yi ŋànk pétrole bi ŋànk économie mondiale bi ñoom ñooñu ñoo yore ab projet wax ne bu kenn juddooti ci àdduna bi en tout cas même mun ñu tere ni ñu juddu mais na wàññeeku moo tax ñu andi avortement médicalisé andi césarienne gratuité césarienne parce que jigéen juy jur ñuy xotti biiram dootul bari ay doom parce que bëggatuñ kenn di jur juróom-ñetti doom ak fukki doom comme li am Afrique léegi moo tax ñëpp jigéen ñu leen di pousse ci ñu def césarienne te doo ci fay dara pour bañ do nit ñi bari ca la ñuy dem boo juddoo tamit ñun la defal planning familial ñu defal la ay xeeti planning familial yu bari lañ créé pour que rek boo ci bañ ñun boo dee wax nga boobu ñun la boo ko bëggul mën nañ laa defaral beneen pour bëgg rek yow xeetu planning familial yi dañoo wone nit médecins yi ñoo ni jigéen ji def planning familial day wàññi njuram non seulement day espace njuram mais day dem ba pour mu jur day jafe donc yooyu lañ ci bëgg bëgguñu nit ñi bari parce que Illuminati yi seen projet surtout en Afrique nee nañ ñun amuñu njariñ ñun africains yi parce que créé wuñ dara danoo war a dee loolu moo tax nit nag du la yéene dee ba nag du la yéene dund loolu moo tax ci vaccin yi ma ne woon d'accord ma ci vaccin yi ñàkkuwuma tey ñàkkuwuma ëllëg du ma digal kenn mu ñàkk parce que wóoluwuma leen lii moo am aussi ci li nga xam ne moom mooy xew nii yaa may dégg donc encore une fois ñooñu di yore projet wu ay lawal ngóor jigéen ci Sénégal nañ muñ te xam ne loolu du jàll ñi nga xam ne néew ma du fi am mais du fi law parce que duñ ko nangu ñeneen ñiy xeex tamit pour avortement médicalisé on ne l'acceptera pas te xalif général des Tidianes wax na ko ci discours même def ci gàmmu gi d'accord naa ci ak moom na ko ñëpp dooleel ci loolu mu wax que avortement médicalisé kenn ñeemu ko fee voté loolu la wax waa assemblée ya fa nekkoon ci assistance kenn ñeemu ko fa Macky Sall bés bu voté bés bu ko mouvement féministe yi poussé ci mu dem yóbbu assemblée nationale ab loi buy daganal ngóor jigéen wala loi buy daganal yàq biir pour lawal ko ci li ñuy tudde ñoom inceste ak viol bés bu ko Macky Sall defee ci palais bi la koy fekk